témoigner du savoir-faire de la brioche dorée. Avec la brioche dorée, mangez tout chaud. La brioche dorée, un réseau pour tous. Office Choice est votre distributeur officiel, leader de la marque Haier et Samsung. Office Choice est une très large gamme de produits. Ventre électroménager, réfrigérateur combiné à 3 tiroirs et 4 tiroirs avec écran d'affichage tactile. Réfrigérateur side by side avec distributeur de glaçons, de paille de glace, d'eau fraîche. Congélateur horizontal et vertical de 100 jusqu'à 200 litres avec vitrine. Fontaine à 2 ou 3 bornes. Eau fraîche, eau chaude, eau tiède. Machine à laver 6 kg, 7 kg jusqu'à 18 kg. Cuisinière encastrable, cuisinière à 4 et 5 feux. Chauffe-eau, micro-ondes simple et micro-ondes avec grille. Des télévisions LED, UHD, QL, Neo et LED en 812 de 32 pouces à 85 pouces. Des barres de son. Des splits Inventor de 1 CV à 3 CV. Armoire climatique. Office Choice, c'est également une gamme mobilier de bureau. Mobilier haut de gamme, mobilier ministre, mobilier demi-ministre. Fauteuil président ou secrétaire. Fauteuil ergonomique, fauteuil orthopédique. Armoire métallique, armoire affichée. Ce n'est pas tout. Office Choice vous fait voyager dans l'univers du matériel informatique, des ordinateurs, encre, photocopieurs, fournitures de bureau et même de la téléphonie. Téléphone Samsung, les séries A12, A52, A72, S Folders et Z Flame. Office Choice, l'embarras du meilleur choix. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullahi Touba Mbacké salaamaaleykum képp koo xam ne yaa ngi yeewoo biir Touba rawatina cim réew mi ñoo ngi lay wax bismillahi rahmaani rahim di la wax nga dalal ak jàmm tey nag dañu am mbégte boo xam ne fa tabarakallah ñoo ngi fekk si ki nga xam ne tey kilifa la fii ci Touba muy ville sainte bi kooku mooy kan mooy Serigne Modou Bousso Dieng Serigne Modou Bousso Dieng nag soo ko déggee fa tabarakallah ku ne xam na ni macha allah c'est un monument Serigne Modou Bousso Dieng ibnu Serigne Mahfous Dieng waaye nag soxna maam Fati Mbacke la ñuy wooye yaayam soxna maam Fati Mbacke Serigne Modou Fati xari la ñuy wooye baayam waaye nag Serigne Modou Fati xari sëñ Massamba Mbacke la ñuy wooye baayam sëñ Massamba Mbacke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la ñuy wooye baayam ñu ñëw fii tey nag ci Touba fa seen jàkkaarloo ak ñoom ci émission zone 0 émission bi nga xam ni macha allah actualité lay wax ak fait divers rawatina nag spécial plateau màggal Touba ñu war ko jàkkaarloog sunu sëriñ bu tedd bi waaye li ma gën a neex ci jàkkaarloog bi pelloor rek man ak sama jigéen koo koy Khadija Malal Ndiaye ñu bàyyi ko mu nuyoo. ba tey nag salaamaaleykum chers téléspectateurs de la radio Dunia Vision mbégte lay am saa su ne nag di jàkkaarloo yéen ndax waxoon naa leen nag lépp loo xam ne nag wàccaay la ci biir màggal nag émission beeg télé beeg rajo beeg yëpp dañuy ñëw fi nga xam ne nag mooy Touba ci fi nga xam ne nag mooy la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag tey nag zone 0 dañ koy defee ki nga xam ne nag kilifa gu mag la nee naa leen c'est le lion de Touba gis nga nag introduction bu baax bi nga xam ne nag ki nga xam ne nag mooy Faly saa su ne ñuy ànd ci biir zone 0 nag moo ko dugal ndax doo ñëwee ci dëkk rek da ngay jox li nga xam ne nag góor ñi ñoo ko yelloo dañoo mën a def li nga xam ne nag mooy introduction bi ñoo mën a nag yéegal nag li nga xam ne nag moo war a yéeg ba ci kaw a kaw may jël nag nuyoo bi nag di ko jaarale ci sëñ Mountakha Bassirou ki nga xam ne nag mooy le khalife général waaye tamit di nuyu tamit ki nga xam ne nag mooy le porte-parole de tous les mourides waaye tamit di nuyu nag soxnaam su baax suusu waaye du nuyu ñëpp ñoo xam ne nag ñu ngi ñuy seetaan ci fi nga xam ne nag mooy RDV rajo Dunia Vision. waa sëñ bi na nga fanaane. sonn kay sonn daal laa def maa ngi jégalu ci voix bi d'ailleurs parce que voix bi tamit am na changement par rapport à l'habitude mais nag loolu la yàlla def tey subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim hamidtu ma yazimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar bëgg naa trop yow de xam nga ma ni ma présenté rek la de donc kontaan naa trop aussi ci introduction soxna si jërëjëf. waaye nag Faly xam nga nag émission bi faaw ñu wax li nga xam ne nag dañu koy dund ci màggal gi ndax yaakaar naa ni 5 heures du matin lañ fi yegg si tongu nag sëriñ bi di waxtaan ñu pare ñu dalal ñu ci salle bu climatisé macha allah ñu nelaw ba 8 heures ñu daal di door émission bi xam nga yooyu tamit dafay dañ koy war di wax téléspectateurs yi ñuy xam ni doy seeti kilifa dafa am nooy jógee waaye kilifa gi tamit dafa am noo koy fekkee kilifa gi ñu fekk si xam nañ ko ci mberneel xam nañ ko ci joxe ñam xam nañ ko ci jël rey ay nag rey ay gilleem jël ko di ko saam di ko bokkook
mbokk taalibe mi di ko mbokk ak ay rakkam wala ay frère am marabu yoo xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye tamit duy togg li ci gën a neex mooy du koy jël daal di koy séddaleel boppam kër gu nekk fu presse nekk ñëpp ñoo xam ne ay kóllëreem lañ mu jël otoom boole ko ay nitam ñëw ñu dem yóbbu fa lekk yooyu xam nga tamit dañu naan màggal de Touba dañu war a berndeel ñu gis ni nit ñi ginaar ba ci gilleem la ñuy def waaye yëkkati ay teraanga boisson tijji seen i kër ndax sëñ bi doo ko fekkee dem ba ñu duggee ñu fekk ko ci ëtt bi mu tëdd sa yaram daf lay delloo ni ñoom am na mbubb boo xam ne yaa leen koy jël di leen ko jox waaye ñoom du ñu nekk fii nga xam ne fi lañu nekk noonu ni ñuy dundee danga naan nit ki est-ce que noonu lay dundee dëgg la fekk ko mu oyof sol lu oyof tëdd ci suuf xam ne lu mu neex ci kaw suuf day metti rek waaye itam am na foo xam ne fa la ñuy dellu moo tax nag ma koy nuyu di ko jaajëfal parce que jarul ñuy def présentation parce que doo bësee Google maa nga bës réseaux sociaux yi rek mën na la bindal ci moom livre man nag tey émission bi nag xam nañu toujours fait divers lay waxtaanee waaye tey fait d'actualité bi c'est le màggal de Touba tey nag dama bëgg moo wax ma yëg-yëg ban la am tey ci màggal gi ak yéeneem ci fi nga xam ne nag mooy Touba di dëkk maamam macha allah jërëjëf yéen kay bu ngeen accès da ngeen ma doon reetaan rek yow ak soxna Sëri daal doon ngeen ma reetaan lool parce que yéen maa fekk sonn nag waa sonn ba àgg ci lool nag boobu moom sonn naa ba daal tëdd comme taalibe bu yëngatu ba sonn rek macha allah màggal nag bokk na ci li ma gën a neex ci àdduna loolu ñi ma ñëpp xam nañ ko ci man ne man wax naa ko fu ne sentiment bi ëpp bànneex ci man bu ma yëg ci at mooy màggal màggal moom te it suñu sëriñ bi ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira daf ne woon lépp lu mu am ci loxo yàlla may lépp képp koo xam ne mbégam mooy sa mbégte su accident da nga ko fonkle te nga santale ko ci yàlla macha allah yokki waxaat ne it amul dara lu mas a wooteeg ndimbal ba mu des màggal na ko ñëpp dimbale santale ko ci yàlla nag ma am ci un sentiment particulier boo xam ne saa bu accès rek loolu laay yëg moo tax at ba at laa koy waajal période yi ma gën a neex mooy màggal Serigne Touba nee na période yi gën a neex suñu borom it mun nañ wax ne bu dul màggal ci la bokk parce que màggal rek mooy xew-xew boo xam ne ëllëg ci si biir bu demee àjjana nga xam ne amatul notion du temps suñu borom bu jotee day fàttali màggal day yokk xéwal aljanna ngir ñu xam ne màggal ñoom loolu amatul beneen jour ci àdduna buñ jàng boo xam ne si am na kon màggal rëy donc loolu mooy suñu sentiment ci màggal bi bon suñu yéene ci Touba nag dina naqare expliquer dans une émission qui dure moins d'une heure parce que am nañ ci yéene ku fi dëkk natif de Touba mooy ku fi fekk baax de arab naan musatul art am nañ yéene taalibe mooy koo xam ne kat buñ koy boole ci communauté dañ naan ci communauté sàngam la bokk man sama communauté mooy Touba am naa fi it yéene ku fekk sama mu dëkk waaw di nga bëgg dëkk boobu raw ci dëkk yi dëgg la kon lii foofu fii laa ci nekk ma amaat ci nag ak beneen yéene rek mooy Touba neex ma rek soxna si tudd na léegi sëñ Massamba Sëriñ Touba dafa bëggoon Touba lool ba bu ma sànne ci xaal boo xam ne nit du ko jege sëñ Massamba rek mooy xam loolu mooy ñëw ba ci wetam di dee naan pousse leen permis ba ma xam leen permis mu jëm Touba ku bàkk bu dégg baat Touba day gis muy muñ ngir bëgg Touba bëgg duñ bëgg Touba Touba képp it mooy bërëb bu Sëriñ Touba ñaan yàlla dëkk fa faaw wa jaal ilaahi maskani Touba abat mistajmiha bi day xëy dama abat sallallahu alayhi wa sallam donc Touba la Sëriñ Touba masa ñaan yàlla dëkk yàlla it may ne ko Touba la dëkk nee na it coono ko yàlla teg yëpp bëgg bu mu bëggoon am Touba moo tax daana wax ne góor yàlla gu fi ma si jaar laajte nga Touba ngir am ko waaye moom Sëriñ Touba Touba moo laaj ngir mu am ko kon alaaka yi nekk diggante Sëriñ Touba ak Touba waa tur yi rek waxaatu ko lu ma sama mi sama arab mu ne nit ku nekk liñ lay wooyee dañ ci am sens particulier moo tax lu ndax ñoo ko Sëriñ Touba dëgg la kon mook Touba daal bu yàgg na kon li ma bëgg Touba lépp mën nga ko wax boo gisee suma ko ma petit yëpp Touba la Touba rek la parce que bu dee xëy na lu ñuy am alhamdulilah bu dee xam def naa xam nañ ma ñu soen ko nii bu dee dara jamaay sant yàlla simplement nag Touba am na côté politique la di wax janax sina siyaasiya
mooy aile politique. mooy yoo xam ne population yi fi ñu dëkk dañ koy soxla politique de manière générale te demewul ni mu war demee te pouvoir successif yi fi jaar yëpp dañu jëfandikoo seen relation ak sëriñ bi ba tax ñu maateel à la population parce que xam nañ ne luñ mën a def it sëriñ bi leen toroxal ndax da koy toroxalaat. donc ñu abuser population bi def donc loolu nag il faut quelqu'un qui dit non bu ñu waxul déet dara du ko jar loolu laa dégloo. léegi li ma gën a jaaxal maanaam Khadija soxna Khadija maanaam secret Serigne Modou Bousso Dieng parce que daanaka du ma ni liir yi soogay juddu sax suñu demee tuuti ñaari at ba ñetti at ba ñeenti at daanu dégg turu Serigne Modou Bousso Dieng sëñ bi ma lay laaj yow maanaam ban secret nga làmboo gannaaw bi nga doonee sëtu Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasoul gannaaw bi nga doonee sëtu sëñ Massamba Mbacké ndax fa tabarakallah doon ñooñu nekkoon ay waliyu yàlla te Serigne Touba ku ne xam na ni dafa jaayanteeg sunu borom ba tey yàlla sunu borom fay ka li mu am ndax man maa ngi naan Serigne Touba bala ngay xam li ko yàlla defal rek waxuma la sax doomam yi mais xool ko ci sëtaatam yi nga xam ne Serigne Touba liggéeyam jooju yàlla nangul na ko mais yow secret Serigne Modou Bousso Dieng. du sax secret xam nga yàlla mooy destiné ay dogal man sama papa du woon sax ku nga xam. on était trop discret. 98 j'avais juste 20 ans waaye su ma daan attaqué Abdou Diouf dafa maa wax Modou ba li ngay wax Modou noppi Modou waxal ne ñoo ko gisandoo bu ñu laajee neen noo ko gisandoo moom buggul woon ma nekk nit. ngay fils daal fekk na yàlla dogal na lim dogal na yàlla noppi na ce n'est pas un secret mais mas naa gëm ne daal war naa mën a dem. xam nga nag iraada volonté dafa am solo ci nit ak lu mu bëgg. mos naa gëm ne daal waruñu nekk de dépendre ci ay politiciens ñu doxale lu leen neex te ñu ëpp leen xam-xam ci domaine yëpp boo pare toog inerte donc loolu daal gëmoon naa ne warul nekk mu am ay circonstances xëy na yu mu jaar bi président Abdoulaye Wade bëggoon dugal enseignement professionnel ak enseignement des langues internationales dans les daara nous avions opposé farouchement en tant que utilisé Serigne Touba maternellement donc foofu la njëkkal bañi créer benn collectif boo xam ne seen yaay suñu yaay Mbàkke la sant ñu avancé opposé boobu yàlla rek ñu jublu woon nag mais yàlla dogal boobu ñi opposé Abdoulaye Wade néew nañ parce que Wade était considéré comme un fervent mouride ñu commencé naan waaw kii moom mooy kan xale bii mooy kan kii dafa réew kii day chantage kii dañ ko yarul moo gën a dëgër bopp rek mu gën a insister man tam rek bon yàlla dimbale ma boole ci sérieux ba tey musuma dégg ci fait divers musuma dégg ci ñàkk fay def nga bañ ma nga bëgg ma di nga xam ne li may wax it gëm naa xëy na loolu la mun naa wax ne bu amee secret loolu la te loolu def ma ko woon pour si wala pour ñu xam na mais dama ko defoon parce que defe naa ne nit ku baax noonu la wax ñi ma doon it ak ñi ma jur ci loolu laa leen fekk ci loolu laa nekk wala tey bëggoon naa mu expliqué ñu digganteem nag ndax nekkoon na fi nag président association du collectif des jeunes marabouts du Sénégal. bëggoon naa nag mu wax ñu ndax mi ngi ci ba tey wala nekkatu ci ak bi mu ci nekkee tamit lan la ci liggéey ba nga xam ne gox tubaab 2001 bi Abdoulaye Wade bëggee jël njàngum alxuraan dugal ci njàngum tubaab ak njàngum des langues internationales ak enseignement professionnel ne kuy jàng alxuraan amoon métier dañ laa war a jàngal métier ndax soo génnee doo am liggéey dëgg mais sëñ Tuubaa dafa ne woon ñetti at nit ki jàngal jigéen gi jàng alxuraan ñetti at yooyu de bu ko booleeg dara ndax dara wéccu alxuraan di leen baa doon ko ma sa boole moom den boo ko joxee lépp mu jox la lu bari soo ko joxee lu bari mu jox la tuuti soo ko booleeg lenn nag mu dem bàyyi leen wax na ko sëñ Moustapha toujours boo ko laajee moom Fadil toujours donc ñu ne kon nag tey ba taxaw te buñ xoolee ñi gën a tekki ci réew mi ñëpp alxuraan lañ jàng soo xoolee ñi gën a tekki li ci réew mi maanaam ñi def ay délit ay criminels yëpp presque mën nañu wax ne jàng alxuraan ñu ñëw lañ dëgg la sàcckat yi kees yëpp duñu ay jànkati alxuraan ay jànkati tubaab lañ kon pourquoi ñu war a indexé alxuraan nañu lànk ñu créé collectif des jeunes chefs de Touba nga xam ne
expliqué naa ko léegi ñi ci bokk seen yaay sant Mbàkke ñoo dajoo woon def ko moins de 500 personnes lañu woon. ñu ko comme xeex boobu ba ñëwaat Abdoulaye Wade bëgg organiser dialogue islamo-chrétien. J'ai toujours opposé may leen dialogue islamo-chrétien mënul nekk. li ñu mën a wax mooy dialogue musulman chrétien. parce que islam religion la texte la. dëgg la musulman mooy nit ki. moom ngay dëkkal kii dëkk fii kii dëkk fii ngeen mën di nuyoo suba nuyoo ngoon teralante koo toog bu yàq mais l'islam bokkul ak musulman. l'islam texte la. may leen le prophète ne l'a jamais organisé les sahaba ne l'ont jamais organisé non venus de Dieu ne l'ont jamais organisé est-ce que Abdoulaye Wade est habilité de le faire. ñu ne non daa réew Serigne Soumak Sang waxuñu ko kilifa dina yaa ngi ci waxuñu ko xalifa yaa ngi ci waxuñu ko te ñu ngi dee santas ci nañ ko war a yar may leen ba ngeen dindi li ma wax rek buñ demee tuuti George Bush ne moom d'accord ci moom chrétien la c'est un chrétien foncé foncièrement chrétien d'accord ci ay dialogue wax di génnaat ci nag sëñ bi moment yooyu je me rappelle que ni bi nga jógee ànd ak association collective bi boobu yëngaloon nga Sénégal moment yooyu tax dama doon wax naan foo toll dañuy wax naan Serigne Modou Bousso Dieng Serigne Modou Bousso Dieng ku ci ne di wax moment yooyu yow te nga nekkoon ak say kilifa tey Sénégal fi mu tolloon xam ni yéen ku xam ni Mbàkke ëttu Cheikhul Khadim maanaam dañu baaxoo cër ak ndigal tey moment yooyu lan nga doon yëg ci sa yaram ak sa entourage ñi nga xam ne ñoom nga dëkkaloon gêne amoon nañu trop gêne boo xam ne tey danoo naan Serigne Modou dafa teggi waxu kilifaam yeeg yooyu ma doon laaj ñàngat boobu lan nga ko doon tunde jamono yooyu. ñu ngi koy faral di wax ba léegi. parfois. mais ñooñu dañu xamul rek. dëgg la. benn kilifa rek am boo foofu kulisi am na alim. ku ne am xam-xam ku ne am na ku nekk parce que ku ne am ku nekk parce que. dëgg la benn kilifa rek moo am muy. chariatul islam yi. ci la Sëñ Tuubaa nekkoon. moom la Sëñ Tuubaa recommandé. charia boobu nag am na lu mu nangu lu mu nangu. ñu ngi koy wax ne ku baax dañ ko keneen ku baax. da ko yónnee woon soxna. mun delloo ko. mu ne ko soo demee ne ko ndigal la. mu ne ko soo dem mu delloowaat ko ne ko boo demee ne ko ndigalu yàlla da ko fiy jiitu. waaye boo xisee xam ndigalu yàlla. boobu rek. mooy jël dessus ci des yëpp. dëgg la. donc te noonu ma gisee la kilifa yi gisee. waaye nag ñi bëgg wër kilifa yi wala bëgg kilifa yi gisee neneen. ñoom ñoo koy jàngate neneen. mais mosuma recevoir blâme. mosuñu ma ci corriger kilifa yi sama kilifa ak laa wax ci hiérarchie mouride bi. mosuñu ma blâmer mosuñu ma corriger mosuñu ma critiquer. te fu nekk boo ci dem ca sëñ Saalix ba ci sëñ Baara sëñ Saalix moo fa saan dem même àllarba bu ubbiwul man su ma demee sëñ Maxtaar Jaxate may dégg du dund. sëñ Saalix ay ginaar ay xar la may defal ay ginaar boisson recevoir ma jox ko alxuraan su may dem muy xëyti dara jox ma. sëñ Baara waxi noppi sëñ Sidi Maxtaar kazali sëñ Muntaxa mi tey musuma recevoir béy te ku ma ci gis it soññi nga ma ci dem maa jàmbaar la kon nag neneen ñi gisee defe ne loolu moom mooy diine wala loolu mooy wudisme diine la rek diine l'islam rek la sëñ Tuubaa li ko dara dul l'islam keneen ku yorsa leneen dul l'islam yàgg sëñ Tuubaa jotul leen dara sëñ Tuubaa ab jullit la bu yàlla gërëm bu yàlla may lépp du dëgg nekkoon ci li yàlla neex boo xam ne dafa fekk yoonu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon yeesal foofu la yam te ku ci bëgg jàngate ne nag sa affaire la taluma la li sëñ Tuubaa bi di jàng naa comme jeex tekk liy jàng fekk fii te aw ma sax ñaar fi at ak ñaar fii laa ko waxee Tuubaa gi ma ko jàngee macha allah donc dama ne kon nag xam naa kilifa yi fi nekk lan lañ bëgg lan lañ bañ ku ma ne kilifa yi bañ nañ li yàlla wax wala yonent bi wax wala kuy def ngir sëñ Tuubaa du ma ko gëm. waaye nag ñu dis bi Macky di ñëw. ban yëg-yëg la am ndax gis nañ ni Macky il a déployé beaucoup d'argent pour tabax hôpital bi nga xam ne moo gën a mag. def ci inauguration boo xam ne macha allah tarkal la. ñëpp génnoon nañ wuy ji ko moom nag pas en tant que leader mais en tant que citoyen. en tant que sët ci Cheikh Ahmadou Bamba nan la ko disee. Macky soo boolee Abdou Diouf ak Ablaye Wade xam nga Macky Sall am na
je m'excuse avec tout le respect que je le dois benn hypocrisie communicationnelle politique bu muy wax toujours di ko teg mooy li ma fi def Abdoulaye Wade defu ko fi gis nga fi mu ne nii soo boolee Senghor ak Diouf ak Wade li ñu am léegi Macky Sall ëpp li leen Wade bi mu fiy ñëw mooy de 1000 milliards le budget Sénégal nekkoon bi mu koy bàyyi ko ci 2000 et quelques milliards tey budget Sénégal mu ngi ci 5200 milliards 9 ans Macky Sall am na ci 36 000 milliards triplé li Abdoulaye Wade amoon te naan li ma fi def Abdoulaye Wade def ko fi est-ce que il doit être se comparer avec Wade mi nga xam ne si Macky Sall triplé da ko ci lu mu am 39 000 milliards nga tabax ci hôpital 32 milliards te 39 milliards yooyu du sa alal lu mbokki talibé yi la jënd ci avion 60 milliards boo xam ne tegul fenn jënd ci oto booy dawal 1 milliard ñu la ciy jox at mu nekk 12 milliards fonds noir ñenn 8 milliards nga xam ne weer wu dee 1 milliard nag kenn du la laaj mu mel fanweeri junni ak juróom-benn ci milliards nga tabax ci hôpital 32 milliards boo jëlee fanweeri junni juróom-benn xaaj ko ngir bëgg cee génne 32 day nekk junni yoon ak juróom-benn. divisé par 1006 fois ngay soog am benn hôpitalu 32 à 36 milliards mu def ko ci xaalisu réew mi jënd avion bu double ñaari hôpital 60 à 100 milliards ñëw neen dama liggéeyal seen Touba ñu ne wooy raj li mu defal Touba tey cam ak Touba contenir presque 2 millions de personnes officiellement mais officieusement Touba contient plus de presque 3 millions et quelques nga yow 36 000 milliards def ci 32 milliards ñu leen dama liggéeyal seen Touba te Dakar am fukki hôpital ak ñaar dont plusieurs niveau 4 bii nekk niveau 3 kese ñu la non moo gën ci Afrique waaw ku ñuy nax ku am te ku njabaan la hôpital bi mu gën ci Afrique hôpital boo xam ne une bonne partie pare wu comme ni ma ko waxee woon est-ce que Touba am hôpital c'est un événement deuxième ville démographique du Sénégal parce que une gouvernance normale doit viser le plus grand nombre parce que du dee Touba dafa gën dëkk ci des man de gëm naa ne Touba gën dëkk ci des mais taxul ma doxe ko dama ne fépp a yem nañ yemale fépp mais nag nañ viser nombre de citoyens mooy fi fukk dëkk bu koy wale mukk ak fi ñaar dëkk Touba ñi fi dëkk bari nga wutal ko benn hôpital Dakar am fukki hôpital ak ñaar am ay niveau 4 fi nga def fi benn mu nekk ab xew bu rëy Macky Sall yow la woon caw ñoom ñu ne wéy ñu ne ko jërëjëf parce que dans les discours dans tout y a très forte manipulation partout banaa du su pas xam nañ li Sëñ Tuubaa wax ak li ñu ko waxal xam nañ li ñu jot léegi la fa nekk fii lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yoroo xam nañ lépp sëñ bi ne bu leen politique ñu ñëw ne ko non sëñ bi sama ñàkk tegit boobu rek sëñ bi ne bu leen politique mu ne non sëñ bi nag di nga ma jégal waaye foog ma politique président moom bu gisee li da koy yëngal fekk ko fa këf micro ba tëgg ko ci kanam rek ne ko nii moo ci waroon parce que daa xëtt ndigal su ko mot bu sëñ defoon noonu lañ koy def waaye su ko Macky Sall defee da ngay sax sëriñ ci naan nii xam nga bu sëñ Touba ñëwaatoon noonu dinañ duma soxna Khady sëñ Modou Bousso li ma jaaxal mooy président Macky da ko bëgg sa xarit la sa relation ak moom ku ne xam ne daf laa bëgg léegi nag yow. est-ce que mbëggeel la est-ce que du da ko ragal. est-ce que du. parce que xam nga des fois xam naa mën na yeewu rek ci kaw lalam ni xaar mu muslu ci xale bi nga xam ne Touba la nekk te du ma attaqué. télé du caaginu ragal ndax président son excellence monsieur le président de la République ragalul kenn. des fois nag ñu am ñu ragal de. xam nga dafa am ñoo xam ni. dañuy muslu dafa am ñoo xam ni cër la rek boo leen di jox parce que Sénégal ni mu bindoo la parce que yàlla moo fi def ay mag ñu baax. tey ku ci ne sunu jàmbaar ji di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey fa tabarakallah te son excellence monsieur le président Macky Sall moom tamit di xam naa war ma la bu muy jox kilifa diine yi la rek mais du caagi du rek mais li ma bëgg mu wax ma mooy naan digganteem ak son président Macky Sall parce que président da ko bëgg. ci téléphone dinaa koy wax man tam. waaye toujours man dama ciy def sama koy def bay na xaw say. dama ciy def ay samay géeme. parce que mënu
mënumaa xaritoo ku xaritoo wala population Touba. lànk naa. mënumaa xaritoo ku bëgg a nax Serigne Touba. mënumaa xaritoo ku fonk population Touba. mënumaa xaritoo ku génne Podor benn petit département boo xam ne xëy bu ma leen bu baax ba dëkk te set. imaam mee fa la dëkk. di sama xarit di sama mbokkum diine. nit ku baax. waaye nangu na li mu wax. benn dëkk Touba ko ëpp fuuf. nga génne fa juróomi ministre. baaxoon na waaye Touba it fal fi kenn sax waaye mu ne non Touba moom du fi fal ndax da koy perte. donc en boobu mu am ci Touba mënu koo def ba noppi doon sama xarit. sama problème moom yëpp nag loolu la. moom il ne comprend même pas. récemment sax am na fi ñoo ne moom président maa ngi doon wax ba ki ne mu ne woo suñu wuroon da ngay waaru ma ne ko nekk moom it da ngay waaru. moom mënul comprendre maag moom tant que comprendre wul mook Touba. dëgg la xam nga kuy dàqanteeg sa xel foo na dalay të ñu ko ëpp xel fi nekk tëgal ci ñoom su nit ku bëgg a sanctionné Touba ci moom laa ko gisee. kenn mësul jàkkaarloo suñu Touba am ci ndam. mësul nekk. te ku nekk li nga nëbbi dina feeñ. donc voilà lan moo tax toujours muy ñëw ci sëñ bi ni muy mel ci sëñ bi su ko population bi gëmoo ne noonu la mel ci sëñ bi. ak ni sëñ population Touba bëggee sëñ bi ba mu jël leen seen bakkan mais kon ma kay fi gagné 90%. dañ ko gëm. c'est ça. ma bëggoon mu waxtaan ak ñun ci li nga xam ne des na ko muy fléau boo xam ne laal na Sénégal. muy la hausse des denrées. lekk bi cher na gaz yi cher na ñu dis bi Macky Sall bi yooyu yëpp amee Dakar ak réew mi ñëpp sonn mu jékki-jékki bu ci nekk mu jóg ñu wàññi nañ léegi ci bu ci nekk ay fukki dërëm ay juróom ay ñetti dërëm lañ ci wàññi. lan la ci mën a wax te ñoom gis nañ ñi tamit macha allah même bu dul moom nekkul ci bay bi. yaakaar naa ni mën na am ay xarit yoo xam ne dañuy bay. dëgg la ndax ceeb bi mën nañ ko defaree fii Sénégal. diwlin bi mën nañ ko fi defaree ndax gerte gi doy na. waaye dañuy gis yooyu yëpp. day génn dem ci tubaab bi. jën dañuy dem a dem ba ñun ñu fi dëkk sax tas baa ngi ñuy bëgg a rey. waaw pour ñu gis jën problème la te alors que les Chinois les autres ñu ngi ñëw ci dëkk bi ni napp jën yi di ko yóbbu. di jël suñuy mool di leen utiliser ñu leen di liggéeyal ñoom ñu leen di fay loolu ban message la ci mën a lancer. xam naa bu yërëmee xëy na njabootam la gën a yërëm ci njabootu sénégalais yëpp. parce que ku yërëm li soxna yi daj ci cin ak ci kër quelle que soit situation doo yokk. te bari na privilège yu mënoon a renoncer. ba ci avion bu 60 milliards bu ko renoncé woon delloowaat ko ci pouvoir d'achat bi dina gën a yomb mais def ko. dane ministre yi muy àndal. leen di yërëm ndax dañuy nelaw ci biir avion. bu leen wutal beneen bu baax. waaye non moment yi faatu daal ci maternité yi ak soxna yi nga xam ne dañuy xëy di wut ba découragé ndeysaan. ñun am mukk dépense bu mat. ñooñu moom xalaatu leen. donc damay dem ba ci ma ne kii moom ban génération la nekk ak kii ci ban jamono lay dund. donc xam naa kon bu ñu yokkoon yërmande ji ak ci soxna yooyu doon na ma gën a neex. maanaam su yokkoon daal yërmande yi dina la gën a. ba mu feeñ ci soxna yi ba mu feeñ ci soxna yi. ndugg yeeg kër yeeg añ bi. ndeysaan ñi respecté. kii wax na ko récemment. dëgg la parce que ne 6 millions sénégalais pauvres ak woon foofu. c'est terrible. bari na côté yu mu ne mënatuñoo assurer sax ñaari yoon togg. ci bés bi. te moom mi ngi dawal avion 60 milliards te amoon avion. mu ngi toog ci caisse noire boo xam ne yàlla rek xam noonu toll mu ngi jënd oto 1 milliard CFA di dawal. ba noppee dama leen a yërëm man dama koy déglu ba ci sàgg damay reetaan dama naan ci ko muy waxal. kon daal sëñ bi da nga gis ni war naa gën a mën a yërëm soxna yi ndax nag ñoom la war a yërëm ndax soxna yi daanaka ñoom ñooy dugg si waañ donte borom kër mooy joxe dépense mais soxna yi ñooy dem marché xam. bari na sëy yu tas sax. nit wóolu ko soxnaam ci dépense am. fekk xamul lu xew ca marché ba. dafay naqari trop. naqari na fu naqari yam te gouvernance mënul ñàkk social. une gouvernance sociale moo gën gouvernance machiavélique bi mu am. nga xam ne moom daal ku am daal yaa compte ku amul yoonam nekkul ci am. di ndax nit ci ay bourses familiales ak di gën a appauvrir nit ñi ngir gën leen mën a utiliser yaakaar naa ne loolu ñaaw na donc amul tey benn soxna booy laaj sa digganteeg yàlla. nu waañ wi mel. te waxul ne la jafe. dëgg la. mu ànd ak Macky Sall ak mu ànd ak sëñ Modou Bousso mu ànd ak ku man doon laaj ko rek ci maam mu tontu li ma la wax. mais dafa gën a jafe. donc pourtant dafa doon gën a yomb. parce que tey la Sénégal ëpp xaalis. te nee nañ am nañ pétrole am nañ te Sénégal gën a métti. te ñoom ñi ànd ak ñoom seen bam gën a neex.
parce que nga dégg fi scandale ay kilo ñebe 4500 yooyu te bu génnee moom ñëw ne man damaa liggéey sëñ Touba mu ne ko yow jërëjëf waay jërëjëf. damaa bëgg sëñ Modou tey mu wax ma moom journée màggalam gi tey comme ne gis nañ ni sànq xale yaa ngi wàcce kaamil ndax nee na xam naa ne moom dañ koy wàcce toujours ndax comme moom xol bi Serigne Touba rek a ci nekk ndax nee na teg leen fu baax berndeel leen seddal leen seen xol après journée après nag lan ngay prévoir ndax da ngay génn dem ziare ci sëñ Mountakha wala da ngay toog nag dalal say invité berndeel leen daal di def benn jàng lan mooy nekk suite bi nga xam ne duñu jógee ci lii rek ci ngay dem. waaw alxuraan moom dañ ko jàngale réellement ci kër gis ndeysaan maag samay doom yàlla may na ma doom yu ko mokkal yoo xam ne mën nañu wàcc kaamil par jour ci moyen d'une heure de temps ñu ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi toog fii li surtout rek woon rek nañ teral ganam yi ci laa nekk donc daal maa ngi ni toog ñëpp am ci man accès ku ñëw def naa waajal naa yu xam ne moom am na solo waaw soow gi fii ñu nga xam ne ak leneen loo xam ne imaam ne xam na ci dara donc ku fi yendu daal soob yàlla na xam ne daal màggal na ni man li mu waxoon lépp laay rey benn bu ci nekk espèce bu ci nekk dama ci rey yu bëri muy ginaar muy xar muy nag muy giléem muy bëy yëpp dama koy rey yëpp da nga koy rey bisu màggal waaw ndax sëñ bi waxoon na ginaar ba ci gëléem ma def yëpp yow bàyyi woo sax ginaar gi yow ginaar gi te da nga koy rey damay gisoo dama ne bu ñu ma indi ginaar muy rey boo nañu ma indi ginaar buy dund ma tekk ma rey yëpp ma reyandoo yëpp laa ilaaha illallah dal ak maaram ay sax Sadio soxna Xadi ki koy jéem ak ki koy nuru lu bokkul xam nga sëñ Modou moom dafa pare li naan danoo pare mais moom mii jëmm ji dafa pare te xam nga ndeysaan li ma gën a neex ci tey sunu émission bi nu ñëwee dañ ko fekk ci ëtt bi mu toog mu tëdd ndeysaan sama yaram daw ma ni xoola rek ñi war a rëy rëyunu tey am na ñenn ñoo xam tey soo demee seen kër pour nga gis leen problème bu rëy la même su fekkee da nga fixé ak ñoom rendez-vous pour jël leen émission daa fa toog mais dañ ko fekk ci ëtt bi mu tëdd ñu teg ko gardien bi loolu mi ngi wane ni tey sunu borom tey lim la defal soo delloo gën a wàcce sa bopp mu gën la yéegi sunu borom ndax yàlla sunu borom rek am martaba bi nga xam ne fa tabaarakallah moom mooy yàlla walillahi al asmaul husna fad'uhu moom mooy yàlla moom borom tur yu sell mi waaye jëmm yu mel nii Serigne Modou Bousso Dieng soxna maam Faati Mbàkke di yaayam Serigne Modou Faati Xari di maamam Serigne Massamba Mbàkke di maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di maamam kon tey kooku tey su ko neexee rëy nekk sëtub Serigne Touba rek doy na honneur Sénégal soxna Xadi waaye nag tey ñu fekk que waaye gisoo la mu sañte gisoo ñetti xob yi moom nag dañ koo xam ci sanse nag gisoo ni dañ ko invité ci yeneen télé yi day sant ba jekk macha allah. Xadi nag dama lay wax benn mbir émission zone zéro moom du nu bàyyi lépp damaa gis ni ñetti xobam yi Xadi soxna Xadi gisoo ni su ko simmi woon mën nañ ci am ku ci ne tey tailleur bu ko dagg léegi ñu dem màggale ko tey. man xam naa ne du ma joxee jiital bi rek mën naa koo def grand bu bakkane. mais gis nañu tamit fa tabaarakallah ni nitu social nga su dul màggal Tuubaa sax gis na ni fa tabaarakallah yaa ngi joxe togg di joxe ay lekk te alal dafa sax ci xol te jamono ji fi mu toll fa tabaarakallah loolu dama bëgg xam ndax dan la ko tey maanaam bi nga nekkee tout tànk ndax ñun ab taalibe la nu suñu jàkkaarloo suñu sëriñ donte dañ koy laaj ay ki daanu wormaal question yi donte ba nga nekkee tuuti tànk ñu la doon laaj macha allah da nga ko gis sa waajur yi doon ko doxale yow nga màggaale ko fa tabaarakallah wala xol bu rëy la bu ne ci yow. dëkk ak ñoo xam ne dañu sonn te mu xam seen coono te seere ko te yàlla may ma loo xam ne su dajul ñëpp it ñu ma dendal moom man leen ci sédd ma leen ci sédd ngir yàlla macha allah du man nag kese maay def lépp xëy na sama tur la ñuy dégg mais du man rek ñu bari ñooy joxe wax dëgg la kay social bi passé kilifa yu bari joxe nañ mais ñenn ñi dañ ne bëgguñu ko leen tudd ndax lu ñuy def ci lu baax daal bëgguñu ko leen tudd seen diggante seen borom moom la ci yàlla bëgg su ko defee nag sama tur rek la ñuy génnee sëñ Modou Bousso joxe na 200 millions joxe na 100 millions fekk te yàlla xam na ne sëñ Modou xëy na joxe na 30 millions wala 20 wala lim am waaye keneen joxe na keneen joxe na keneen joxe na ba démb rek jot naa ab yónnee ci sama téléphone boo xam ne si kooku kilifa la
waroon ñu waxoon ko mu ne dinañ yónnee ay masques yi commande yi mu jur ñu yónnee am xaalis boobu tey nii séddaleeguma ko parce que dëgg yàlla fekk na màggal ci man te c'est un grand professeur médecin bu am solo Sénégal ñu ne bëgg daal ko tudd oui du ma ko tudd mais daal def na loolu noonu la ñu bëri dugale nag wax dëgg yàlla ñu bëri waxee nañ yàlla xëy na camp présidentiel bi rek ñoo ci bokkul te ñoom li tax bokkul ci bëri naa ci xale trop mais position bi ma nekk ci waa ji actuellement tax na boo nee sëñ Modou Bousso mu ne peut-être waaw sëñ Modou Bousso moom égal benn la den ci dëkk bi boo nee sëñ Modou Bousso rek ñoom pare nanu ci waaw boo nee sëñ Modou Bousso moom voilà mais gërëm naa ci yàlla parce que taxul dara yàqu teewul lépp mat na joxe nañ ba deses lëf fi ñu nii suma téléphone am na xaalis yu bees yu yoo xam ne pour loolu la te fekk na matal nañ ba pare fekk nga lépp mat voilà waaye nag ci réew mi lañ bokk rafetul ni ñu koy defee am na ci am defet yoo xam ne défendre naa leen fu ne ci àdduna fu ne waaye bi ma leen woowee dañ nanguwuñ maa jël parce que dañu aussi moo dañuy déglu téléphone am soo ko jëlee te waa ji du bari ne avec loolu kuy dimbali noonam am na ci koo xam ne kilifa bu mag moo ko woo moo ma jox numéro am woo ko woo ma bi ma waxee moom xamaloon ko wax da ko ñëw sëñ Modou moom kay moom su ma si yoon sax duñ wax mag moom téléphone parce que man dama ay marché te waa ji moom du kafa ko loolu ma ne kilifa googu wax na dëgg il faut ñu cohérent yow mii yaa bëgg ñu jëflante koo xam ne ci sa mbaax koo xam ne si bëggul bokk ñu muy def parce que moom choisir na quand muy Macky Sall gis na ne Macky Sall neexoo wuñu bëggul def ci daal lu ñuy def waaye jégal nañu ko c'est clair net aussi mais ñi nga xam ne samay xarit lañu woon daal dem ak ba ci dem ma defal leen te tey ñuy daw ñooñu moom am naa ci kersa te su ma sañoon du demee noonu parce que Macky Sall est momentané donc comme lii mooy social bi ngay dégg du sëñ Modou Bousso Dieng. mais léegi sëñ Modou Bousso Dieng ñu bëgg nga wax ñu politique bi tuuti rek. kan nga ci àndal kan nga ci am yaakaar ni mën nga ko jàppale ndax xam nañ ñu duggoo nag ci politique pour poste ministériel. duggoo ci pour suba ñu woo la di la ci joxe ay nommé ay direction wala dara. ndax ci la nga nekk rek yaa ngi ciy sutura te yaa ngi ciy sant yàlla. ndax am na ci koo xam ne am nga ci moom yaakaar. ñi doo ko jàppale boole say nit ak ñëpp duñ ko jàppale Sénégal ak Touba bi nga xam ne yow dara ñoru la lu dul ki nga xam ne dooñ ko tegee. dina fonk li nga xam ne nag mooy waa Touba. dina leen kennal nag teg leen seen place jox leen li nga xam ne nag yéen a ko yelloo. ban xale nga ci am boo xam ne mën nga ko moom nga nekkal daal ci politique bi. nekk gu ma kenn man chef de parti la. benn. personnalité religieuse la. personnalité d'opinion la. maa ngi observé maa ngi seetaan maa ngi wax dëgg. dafa am nag benn hypocrisie bu nekk ci sénégalais. boo xam ne dama ko refusé. mooy diw la àndal. bon lépp bu ànd ak diw rek lu diw def baax na. dëgg la. àndul ak diw. lu diw def baaxul. nekkuma foofu. man ay fait lay analyser. comme donc suñu borom recommandé toujours rek. suñu borom li mu wax ci alxuraan lépp. fi'lu maa fi'lu mudaari' man ya'mal man amila. ku def. ba pare ak kuy def. dëgg la nga xam ne ko jëf lay wax. dëgg la dëgg la dëgg la. wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura. suñu borom fee lay fii. mën nga ànd ak nit wóolu ko muy def lu baax toujours ba un jour mu def lu bon. dëgg la nooy def da nga naan baax na. dëgg la hypocrisie la nekkuma foofu. man j'apprécie les faits tels qu'elles sont. su Macky Sall mii nga xam te def nañu mu compte defee lu baax dama koy apprécier te dama koy encourager. keneen kum doon it ku fi defee lu bon dama koy dénoncer ak koo mën doon. mais ñu des ni dogguma la sax yàlla bu la dégg dog mba kay la waaye taxaw bi nga xam ne taxawu nga ko Sonko bi problème yi amee ñu dis taxaw bi nga ko taxaw génn nga ci presse bi défendre nga ko. jox nga ko sa soutien jox nga ko sa apport moral. toog nga ak moom waxtaan ak moom defal nga ko dalal nga ko. te am na loo xam ne tamit liggéey nga ko ci ndax bi coow lu jógee gis nañ bi nga jógee tamit def nga taxawaay bi nga xam ne rek maam Abdou Aziz Dabakh Malick Sy da koy def. saa yu waxee rek. nga gis mu changé. Dabakh Malick sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla fayal bu jógee rek lépp daal di changé. macha allah ñu gis ni yoon boobu ba tey nag wàccoo ko. dama gëmoon ne Sonko c'est un combattant contre Macky. bu naturalisé Sonko rek léegi yoon bi libre na. moo taxoon ak dee rek Sonko moom bu ko naturalisé jamais. suñu tëbaatin mooy li ñu ko tuumaa. yàllaa xam ndax fekkewuñ ko.
mais loxo waa ji moom leer na nañ parce que dama leen coordination bi ci nekk diggante parquet qui est libre c'est-à-dire que la justice qui est libre ak le parlement qui est libre coordination moins d'une semaine ci plainte bu ñu diligenté mu jógee parquet ñëw gendarmerie jógee waat gendarmerie enquête bi jeex boucler ñëwaat parquet jógee parquet dem ci Changelly jógee waat Changelly ñëw assemblée accepté ko ba convoqué procédure d'urgence bañ jàpp bés ci juróom-ñaari fan laa nekk ka ko coordonné du gone kenn rek moo fi am influence ci parlement am influence ci justice Macky Sall te nañ ko doxalee it ba réunion ba ñu doon def avant muy jeex ñu jox ab gendarme convocation ngir mu jox ko Sonko ça veut dire que ñi fi cuune yooyu ñu doon def kon c'est clair que ñoom seen loxo ngi ci loolu nag laa mënul woon accepté ak ñeneen na man li moo taxoon ma taxaw ci wetu Sonko ba léegi nag des nañ di xarit des nañ di ànd nag moom ba ci mbokkam si genre yenn doon ak leen ba ngoon comme ni ma ko waxee woon sama xarit dañuy wax lu bëri comme Macky ni mu nekk sa xarit rek. comme ni Macky nekk sama xarit mais Sonko laa ëpp lu may waxal jamono yi waaw laa ëppoon lu may waxal te ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk damay wax ak yow selon li ma gis ak li ma gëm président bëgg na la de. waaw na bëgg Touba rek ma bëgg bëgg na la de. nee nga guddee Touba rek yow Touba rek la ñor. na bëgg Touba rek lu dul Touba rek ñoru la. su bëggee Touba bu nekkee ci dëgg rek nga ànd ak moom. voilà du am njëriñ. kon ñëw ku ci nekk ci dëgg rek. ma ànd ak yow di ñoŋal li nga xam ne nag ñoŋal xam nga DG bi da koo bëgg macha allah. ñoŋal macha allah bu wax maa ngi koy nuyu de passage. Jóob mu baax mi. waaye nag Fall yi. xam nga ni waxtu dañoo dab. te moom tamit kilifa la te tamit ay kilifa dañ ko fekk si. te mu war njaboot leen yaa ngi teral koy war a xaar waxtaan ak taalibe yi ndeysaan. léegi nag dama bëggoon mu wax ñu ndax du ñu ne màggal tamit dañuy soxla tuuti histoire ci nit ki bëgg ñu wax ñu mu retracé tuuti ci waajuram ba ci Serigne Touba nan la bokkee ak Serigne Touba parce que man mii toog tey xam naa ko que les politiciens macha allah que am na nekk na sët mais ban lien de parenté la am ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ak ci ban côté la bokkee moom ndax ci néegu ndey la bokkee moom wala ci néegu baay wax nga léegi ma sàmba ak sëñ Touba kay moo jur sëñ Mor Faye te dafa jur maam Fatou sama yaay mbokk la dëgg la lu ñàkk solo na ak mbokk dëgg la. maa bokk sëñ Touba nangam ki taxaw ne aw ma doom neneen aw ma rakk te rek ma rakk boobu sama maam la ko wax ne aw ma jarbaat looy wutateeg mbokk ci moom du man de xam nga ko sëñ Touba lan la li sëñ Touba yi doxal ak lim doon ak lim doon woote nga xam ne ca nga bokk bokk kooku lay ñaan yàlla donc benn bi nag mooy change mooy defi moom Touba loolu moom neex na ma donc waaye nag lii laa bokk ak moom gisuma ci war nañ dépassé loolu sëñ Touba ne defal na àdduna loo xam ne ku bokk moom ku ne ku gis ameen ko war dëgg la day am baat na dëgg la dëgg la. waaw parce que fal xurmatu fadan ma allahi wa man ilayhi nisbatun lahu haysu alan min di nubuwatin wa di wilaya wa kulli alim wa di hidaya orma da nga koy ameel képp ku nekk alim wala ku bokk ci prophète wala koo xam ne borom hidaaya la donc yaakaar naa sëñ Touba moo jiitu ñooñu kon forcément bokk ak moom ab sag la comme ni ko waxee bokk ak moom rafet na ku ne bëgg ngaa bokk ak moom mais daal lépp solo moom daal kam bokkal la ma waxoon Massamba it ne ko Massamba xam nga luñ bokk mu ne ko déedéet dem Mbàkke mu ne ko la nga baaxle dëgg la. boo demee la nga baaxle lañ bokk dëgg la. kon ku ne rek nga xam ne li bokk sëñ Touba mooy li baaxle waxtu wi nag dañoo dab ndax nag fi mu ne nii nag équipe yëpp mu ngi leen war a fekk nag ci résidence Serigne Touba ñu daal di nag fekk ñi nga xam ne nag foofu nag ñooy biral li nga xam ne nag mooy xasida Serigne Touba bi ndax tey nag màggal la ñu wax waaye tamit màggal gi tamit cant la waaye ci cant googu nag tamit dañuy yëkkati li nga xam ne nag mooy xasida yi tey dëkk bi yëpp tey nag foo tourné ne xasida Serigne Touba yi rek ngay dégg macha allah léegi nag Fall yi bëggoon naa nag ñu bàyyi sëñ bi mu daal di def tàggatoo ba pare daal di def ñaan waaw te dama bëgg biir tàggatoo bi ndax boroom xaas la tey macha allah mu ñaanal tey Sénégal yàlla def si jàmm tey ñi nga xam ne ñëw nañu màggal si tey yàlla may leen ñu am Serigne Touba nangu leen seen màggal mu doon màggalu mbégte tey ñu dellu ak jàmm ak salaam réew mi yàlla def fi jàmm tey ñi nga xam ne tey ñoo ngi fi tamit fa tabaarakallah nekk fi nekk ay kilifa muy kilifa diine kilifa aada yal na la yàlla defal jàmm mais nag na gën a ñaanal sunu xalif général bi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér xalif généraux yëpp ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar
ñëpp a bokk ñëpp a bokk yal na yàlla defal nu jàmm bu baax sëñ Modou Bousso Dieng kon ñoo ngi la jox kàddu yi nga tàggoo ñaanal réew mi nag. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant neex na. neex na yéen ay ndaanaan ngeen. xam nga ndaanaan yombul de. ndaanaan ko judduwaale. ndeysaan. jàmbaar ko fit ak ndaanaan. boobu da ko judduwaale. dëgg la. ndaanaan nekkul ci tool. mais su waxee rek nga xam moom kan la. dëgg la daal yéen neex ngeen. macha allah ni ngeen koy defee neex na. alhamdulilah. waaw ñu daal di leen ko defee noonu. dina ñaan amiin rek laa ci teg. amiin yàlla ko yàlla defee noonu. waaw di jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa axiru daawaana alhamdulilah wa aleykum salaam. gis ngeen nag tàggatoo bu am solo bi nga xam ne nag sëñ Modou Bousso Dieng def na ko. waaye nag damay gërëm nag ki nga xam ne macha allah moo jaar ci yére bi ndax nit du la defalee teraanga tax te buggul sax nga wax ko danga koy wax soxna Wuli Kebe mu sëñ Bass Abdou Khader maa ngi lay ñaanal sama mag sama xarit yàlla bàyyi la ci sa wetu borom kër. yàlla teral la ba àddina xam ne teral na la ndax mën ngaa joxe teraanga ndax ku yëkkati yére bu cher teg ci leneen ak leneen jox la ko ku am na fu mu la teg waaye nag di ziar sama sëriñ sëñ Modou Kara Noreyni nga xam ne ci moom laa jokku àdduna ak àllaaxira di nuyu borom daaru sama papa di nuyu sëñ Moustapha Koso waaye di nuyu sama mag sama xarit ci moom laa dal mi Cheikh Mbacke Lazane Ba muy sama xarit mbokkam la waaw sëñ Massamba Mbacke xaritam la macha allah mu daan may bëgg torop lu mu am ñu bokkoo ko ñu nekk Dakar nekk bu rafet maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay ziar di la wax yàlla na la Serigne Touba yokk bu baax a baax bëgg nañ tamit nga bokk ci kilifa yi gën a mag ci biir Touba roy ki nga xam ne nag mooy sa mag ji sëñ Modou Bousso Dieng ndax moom tamit wàccul yoon bi benn yoon kon nag chers téléspectateurs de la radio Dunia Vision dañuy joxante rendez-vous xam naa ce sera bientôt à Dakar Inch'Allah merci beaucoup. Office Choice est votre distributeur officiel, leader de la marque Haier et Samsung. Office Choice est une très large gamme de produits. Ventre électroménager, réfrigérateur combiné à 3 tiroirs et 4 tiroirs avec écran d'affichage tactile. Réfrigérateur side by side avec distributeur de glaçons, de paille de glace, d'eau fraîche. Congélateur horizontal et vertical de 100 jusqu'à 200 litres avec vitrine. Fontaine à 2 ou 3 bornes. Eau fraîche, eau chaude, eau tiède. Machine à laver 6 kg, 7 kg jusqu'à 18 kg. Cuisinière encastrable, cuisinière à 4 et 5 feux. Chauffe-eau, micro-ondes simple et micro-ondes avec grille. Des télévisions LED, UHD, QL, Neo et LED en 812 de 32 pouces à 85 pouces. Des barres de son. Des splits Inventor de 1 CV à 3 CV. Armoire climatique. Office Choice, c'est également une gamme mobilier de bureau. Mobilier haut de gamme, mobilier ministre, mobilier demi-ministre. Fauteuil président ou secrétaire. Fauteuil ergonomique, fauteuil orthopédique. Armoire métallique, armoire affichée. Ce n'est pas tout. Office Choice vous fait voyager dans l'univers du matériel informatique, des ordinateurs, encre, photocopieurs, fournitures de bureau et même de la téléphonie. Téléphone Samsung, les séries A12, A52, A72, S Folders et Z Flip. Office Choice, l'embarras du meilleur choix. La brioche dorée partout et pour tous, son pari toujours imité mais jamais égalé. Xam ngeen ni brioche dorée suñu brioche dorée ñun ñëpp la. ay viennoiserie brioche dorée rek doyul bay des waaye lii lan la waay la brioche dorée rek la am attention maa leen ko wax on peut se consoler avec de très beaux gâteaux oui une large gamme de gâteaux d'anniversaire man fàtte naa jaar ci restaurant ba sax surtout découvrez les terrasses avec les flammes d'une débiterie les saveurs d'une débiterie et oui s'offrir la braise s'offrir ce joli barbecue de la brioche dorée yi ginaar yu saf yi brochette yu toog incomparable c'est encore la joie manger tout chaud c'est encore la brioche dorée 24 heures sur 24 à la brioche dorée. La brioche dorée c'est aussi des pizzas délicieuses sorties de four traditionnels qui vous laissent apprécier la qualité dans toutes ses dimensions et maintenant dégustez le secret de ces fast-food avec des shawarma et hamburgers qui vous laissent témoigner du savoir-faire de la brioche dorée. Avec la brioche dorée, mangez tout chaud. La brioche dorée, un réseau pour tous.